waay di xeeb nit a ngi ne siiw jot ci. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle tey jii seen émission sociale toute la ville en parle dalal Serigne Samba Tall nekk président bu mouvement citoyen Sen Diaspo Sen nekk tamit candidat pour la députation de la diaspora pour l'Europe du Sud ñu fas yéene waxtaane actualité politique ak sociale bi nga xamante ni moo am ci réew mi ñu lay nuyu Serigne Samba Tall di la dalal jàmm. asalaamaaleykum soxna Sabine ñu ngi lay ziare di la jox sa wàccuwaay di nuyu seen auditeur ak seen auditrice yëpp di la remercier ci opportunité yi ngeen ñuy may ñu mën a ñëw di waxtaanee loo xam ni lu soxal Sénégal la ak di ñaan yàlla luñ fi wax mu doon loo xam ni luy jariñ askan bi la ak loo xam ni daal Sénégal dina ci gis boppam. Voilà kon mouvement Sen Diaspo Sen naka la ñëwee exactement Sen Diaspo Sen. waaw mouvement Sen Diaspo Sen c'est un mouvement citoyen boo xam ni dañ ko créé woon depuis 2017 en Espagne. mooy dañoo gis ni condition de vie yu métti yi nga xam ne moom la immigré yi doon dund en Europe ak condition ak xale yi immigration clandestine bi nga xam ni c'est un phénomène récurrent. boo xam ne moom dafa sonal Sénégal sonal le monde entier. moo taxoon ñu ne ñun ak suñuy xarit ay bonne volonté yoo xam ni ay sénégalais lañ. suñ fibre patriotique laal ñu ne pourquoi pas créer un mouvement boo xam ni day lutter contre l'immigration clandestine. ak conditions de vie yu métti yi nga xam ne moom la immigré yi di dund en Europe. noonu la Sen Diaspo Sen ñëwee. noonu la seen mais pourtant fekkoon ngeen fi yenn bànqaas yoo xam ne ñu ngi xeex wàllum immigration clandestine lan moo tax ngeen ne yéen da ngeen di teg tamit kuréel bu mel noonu. waaw kuréel gi dañ leen doyul wala. non doyul nañ ñu sax mais kuréel gi li taxoon ñu créé ko dañoo gisoon ni flux migratoire bi dafa commencé woon di bari zone bi ñu nekkoon en Barcelone aussi ñu gis ni wax dëgg yàlla kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo doon xeex immigration clandestine bi seen présence effective foo woon quoi moo taxoon ñu ne de notre part pour apporter suñu contribution ñu ne nañ leen créer mouvement boobu pour nga xam ni sénégalais bu am ay situation yu metti ñu jéem a xool nan lañ koy jàppale ak bu ñëwee Sénégal aussi suñu doom yi ak suñu rakk yi ak suñu jarbaat yi nga xam ne dañ fay nekk di jël gaal yi di dem mbëkk meeg yooyu ñu jéem leen a sensibiliser jéem a sensibiliser aussi les autorités étatiques ba ñu jéem a xool nan la ñuy def ba monter fi des usines de transformation ou bien def sensibilisation bu doy lijjanti le sous-emploi bi nga xam ne moo fi am ba jeunes yi mën a toog fii di liggéey téye seen ngor téye seen dignité. mais 2017 ba léegi Sen Diaspo Sen lan la def par rapport à ça. waaw par rapport à ça li ñu def bari na parce que aussi boo xoolee ñun on a organisé des séminaires sur la petite côte de sensibilisation avec nos partenaires yi nga xam ni ñoo ñuy jàppale. bon def nañ ko à Saint-Louis def nañ ko à Saly. ba am na ci dernièrement séminaire yi mujjee organiser sensibilisation bi sax jot na jeunes yu bari yoo xam ni amoon nañ intention dem dugg ci ay gaal yi bi ñu waxtaanee ñoom ba pare nee nañ ñu wax dëgg yàlla ñun moom intention yi ñu amoon bëggoon a dem sensibilisation ak nii ngeen ñu xamalee li xew Europe parce que bon ñun nous sommes très bien placés pour di mën a waxtaan ci immigration clandestine parce que nous avons un vécu de 22 ans en Europe. donc je crois que ni moo loo tax xale yi bi ñu waxtaanee ak ñoom adhéré nañ ci suñuy cause là où le bât blesse mooy que ni ñun depuis lors on a émis des correspondances aux autorités étatiques pour mën a toog ak ñoom waxtaanee parce que ñun li ñuy xeex ak ñoom li ñuy xeex benn la donc je crois que ni dañoo bëggoon a fédérer suñuy force ak ñoom pour ñoom ñu mën a jàpp ci xeex bi nga xam ni de ce fait parce que nous avons des partenaires étrangers yoo xam ni bëgg nañoo ñëw pour investir au Sénégal fii nii. nga xam ne dinañ leen jàppale ci ndóol gi. yan genre partenaire ngeen am ak yan genre investissement comme ça mu leer. waaw investissement yi ñu bëggoon mooy. ay usines de transformation. parce que ñëw nañ fi ànd nañoo des partenaires étrangers yoo xam ne bi ñu ñëwee. ñëw nañ ba visionner xool nañ carte géographique bu Sénégal. bi nga xam ne moom lañ gënoon a ciblé sax. mooy bi ñu demee à Ziguinchor. parce que dañoo dem à Ziguinchor ñu dem fekk gis mango yi ni muy yàqoo ci loo xam ni. mu doon un produit boo xam ne tey jus de mangue boo demoon di ko jëndi en Europe day doon lu cher. cher trop. léegi ñoom ñu ne dans ce domaine bëgg nañ fii ci zone bii nii ñu créer fi benn usine boo xam ni mangue yi nar a yàqu ñoom dinañ ko jéem a def usine de transformation. pour
jàppale fi jeunes yi ci zone boobu noonu nga xam ni zone boo xam ne la bëri na situation bëri na chômage et puis y a un conflit qui est là-bas xëy na ñu ne bu ñu fi monté dara dina mën a tax tension sociale bi danoo wàññi lu bari ñu mën a toog mais jàppale ndaw yi mais fi ñu amee ay blocage mooy gis nga au Sénégal la loi li mu lay wax pour nga monter une usine de transformation dañ naan la yow da ngay yor une usine d'exploitation ndox boo xam ne war naa mën a exploiter pendant 2 ans ou 3 ans ñu door laa mën a jox les possibilités nga mën a ànd ubbi loolu quoi te ci yoon ay nit bu nekkee dañoo génn dem à l'extérieur dëkk bi am ay situation yu fi am ay nit yu fi ñëw wax dëgg yàlla war nañ leen a mën a faciliter les démarches nécessaires pour ñu mën a ñëw parce que loolu ñuy def du seen intérêt parce que intérêt réew mi la jeunes yi ñoo ci gis seen bopp parce que ñun ñii bu dee ñun suñu bopp rek mënoon nañoo toog Europe yóbbu fa suñuy famille ñu toog ñuy liggéey te suñu ngor te suñu dignité bañ ne suñu yoon du ci nekk dara mais dañoo xam ne ay sénégalais yoo xam ne lañ gis nañ fa loo xam ne war nañ koo mën a jëli comme ni président bi mën a gisee ni situation am na mu déplacé wu dem ni mu doonee un ambassadeur pour le Sénégal ñun tamit noonu lañ doonee ay donte sax amuñ ay responsabilité étatique mais noonu lañ doonee ñun tamit ay doomu Sénégal yoo xam ne war nañoo mën a dem gis loo xam ni lii mën naa soxal réew mi ñu fexe mu ñëw fii nii ñu ànd ci ko defee autorités yi ñoo leen bloqué ñoom ñoo tax seeni projet mënul antu ci lu bari nag même au niveau sanitaire nous sommes en rapport avec une grande benn hôpital bu mag boo xam ne mi ngi nekk au niveau de Barcelone boo xam ni envisagé woon nañu may des lits de réanimation envisagé woon nañu ay réanimation benn lit de réanimation ça coûte 4 millions CFA mayoon nañu ci 5 léegi bi ñu ko mayee ñun on avait envoyé des correspondances à la mairie de Kaolack bi nga xam ne fa lañ dëkk parce que comme que ñun dañ ne ay saalum lañ wax dëgg yàlla tey ñu ne mbay sa weewum tànk ñu ne ñun lu ñuy démarrer dañ koy démarrer ci fi nga xam ni fa lañ nekkee ñu xamal leen ñu woo les autorités ñi nga xam ni de la mairie yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon foofu ne leen ñun kat nous avons des partenaires yoo xam ni am nañ envisagé wu nañ may ñu ay lits de réanimation ay blouse ay verres orthopédiques loo xam ni amutoon dara donc bi ñu leen envoyé des correspondances wax leen ko ne leen ñun kat am nañ fi ay affaire demee ñu ne ñu yéen léegi bàyyi leen ba ngeen ñëw bu ngeen ñëwee bon ñoom dinañ leen jox les autorités de la mairie ñu ànd ak ñoom ay conseillers municipaux léegi bi ñu ñëwee ñu dem saisir le maire bi fi nekkoon mooy madame Mariama Sarr moom mu boole ñu ak les conseillers municipaux quelques yi nga xam ne ñoom ñoo yore affaire de kii social beeg loolu bi ñu demee toog en séance de travail ma won leen le matériel parce que nous avons les vidéos woon lépp ne leen bon le matériel est là li ci des moom mooy yéen bind leen rek ni le mouvement Sen Diaspo Sen avec l'hôpital Juan 23 de Tarragone war nañ ñoo may ay lits de réanimation ay affaire demee point xam nga loolu moom amutoon benn problème te it bon conteneur boo xam ne dafa def matériel médical dafay waaw day am exonération douanière yow bind rek ngay def mais bi ñu dem à ma grande surprise bi ma demee dañoo toog ñu waxtaan mu ne non léegi dañuy organiser benn conseil municipal pour étudier ba xam loolu matériel bi bu ñu ko àndee dinañu jariñam déet mais affaire bi noonu la tombé dans l'eau parce que ñun it ba comme ça parce que ñun tamit dañ ne ñun ay bonne volonté lañ mais beneen structure boo xam ne mu ngi nekk au niveau de Fatick mais moom moo réceptionné kii bi moom moo réceptionné bagage yi parce que suñ secrétaire général bi nga xam ne moom moo nekk ci mouvement bi moom il est de Fatick comme que Saloum yi accepté wuñu affaire boobu Fatick waaye accepté nañ ko ba def nañ lancement bi ba def nañ don bi ba joxe nañ ko foofu noonu joxe nañ foofu lits de réanimation waaw joxe nañ lépp ba nga xam ne def nañ parce que it aussi bu ñu la joxee ay mbirit def nañ cérémonie bi def nañ lépp ba nga xam ne affaire bi dem na donc je crois que ni ñun ci yooyu ngeen di dox daal ci yooyu la ñuy dox te loolu moo gën a tax sax moo ñu poussé woon aussi ñu ne comme que ñun dañuy def di social te social bi ñuy def politique daf ñuy xaw a bloqué ñu ne woon nag wax dëgg yàlla dañuy dugg ci politique bi ñun tamit pour ne dañuy bokk fa nga xam ne fa ñuy nasee ko nocci pour bu ëllëgatee bu ñu amee des partenaires wala bu ñu amee ñoo xam ne war nañ koo dimbale pour le mouvement affaire yi mën a yomb pour ñun voilà mais xanaa yow naka nga gisee Horizon Sans Frontières bu Boubacar Seye xanaa yéen da ngeen si gisul seen bopp non gis nañ ci suñu bopp sax parce que maa ngi koy saluer de passage sax parce que c'est un grand frère c'est un ami et puis c'est une référence parce que ñun ñi aussi bu ñu ñemee ba dugg ci mouvement yi
yaakaar naa ni moom topp ci ay tànkam moo tax. parce que dañuy discuter man ak moom dañuy waxtaan mais wax dëgg yàlla moom bu ñëpp meloon ni moom ci immigration clandestine bi ak condition de vie yu métti yi nga xam ne moom la gars yi di dund. moom je crois que ni phénomène bi dina gën a wàññeeku na dem parce que moom. il est mais bu dee yéen gis ngeen seen bopp comme ça ci Horizon Sans Frontières lan moo tere woon ngeen ñëw bokk ci. waaw non ñun moment yi nga xam ne activité Horizon Sans Frontières yi mi ngi doon dem ñun déggoo mën a la zone bi nga xam ne fa lañ nekkee woon. mooy Espagne bi nekkoon na moom sax champ de prédilection aussi Espagne la mais c'est une autre ville quoi parce que moom je crois mi ngi woon côté Saragosse ñun bon ñi ngi nekk côté Tarragone léegi moom ci boppam man dama koy suivre te it nag man ñi ngi am benn idée boo xam ne dama ne moom suñu mag la suñu xarit la te vraiment il a de l'expérience sur l'immigration clandestine dama xalaat ni dans un futur proche dinañ fédérer tous les mouvements yi nga xam ne ñoo tourner autour de l'immigration clandestine def benn noyau dur boo xam ne ñun ñëpp dañuy xàccandoo di dóorandoo pour que l'immigration clandestine ak condition de vie yu métti yi nga xam ne moom la immigré yi di dund gën a wàññeeku. yéen jafe-jafe la immigré yi di dund ma foog jafe-jafe yi saafara nañ ko wala. si sénégalais yi nekk si bitim réew les sénégalais de la diaspora. non jafe-jafe yi ñuy dund de. waxuma la saafara mais moo gën a metti sax yaakaar naa jéggi si rat. ndax je crois immigré li muy dund ñun li gënoon a tax sax ñu ne dañuy dugg sur le plan politique. parce que les immigrés sont laissés à leur merci parce que ñoom seen bopp dama yaakaar ni boolewuñu leen sax ci gestion dëkk bi. parce que condition yu metti yi ñuy dund foofu da ngay gis immigré yi xoolal li amuñ benn support. amuñ benn apport ak boo xam ne rek les autorités étatiques ñi ngi leen ko fay dimbale. dama lay jox benn exemple rek laa lay jox bu patent boo xam ne moom moo gën a graaw. l'obtention d'un passeport. maanaam pour am passeport nekk Europe bitim réew. mais jafe na jafe goo xam ni. yaakaar naa ni am na ci ñoo xam ni sax. dañuy def ay sauf-conduit xam nga sauf-conduit mooy dem ci consulat wala ambassade ñu bindal la benn papier buy wane ni yow amoo passeport nga ñëw ba Sénégal defar ko door a dem ñibbi dem. yow da ngay nekk en Europe ñëw ba Sénégal ba pare delluwaat Europe. ñun bi ñu demee suñ tournée européenne bii nii au mois de mars bi passé dañoo demoon pour ay parrainage demoon pour dem xooli Sénégalais yi saafonteeg ñoom laaj leen seen i méttit ak seen i mébét ak en Europe du Sud. mais am na ñu ma waxtaanal ñoo xam ne. ñoom seen séjour bi nga xam ne moom la leen italiens yi jox. pare na depuis 1 an mais seen passeport moo ko fa téye nit ku déposer passeport mu def 1 an génnul. Europe rek nga koy gis. nga déposer passeport saa boo demee ñu ne la pareegul. te je crois que ni tey jii ñi nga xam ne nos représentants diplomatiques yi nga xam ne ñoo fa nekk ay consulaires ñoom ils sont payés avec l'argent du contribuable sénégalais. mais sénégalais yi gisuñ seen bopp. mais ñoom ban explication lañ leen di jox à chaque fois par rapport ak problème boobu. mais parce que problème boobu bi ngeen koy jooy ak léegi yàgg na. mais ay légèreté yoo xam ni tey da ngay gis nit dama lay jox l'exemple de l'Italie da ngay gis nit dëkk fu ñuy wax Reggio Calabria te Reggio Calabria ak Milan. mat na 1000 kilomètres. ngay liggéey nga ñaan permission benn fan. ne da ngay wuti passeport nga jugee Reggio Calabria yegg ba Milan ñu ne la tey 10 personnes lañ war a jël 5 personnes lañ war a jël nga yegg ba foofu. non seulement passe nga sa xaalis. dem nga di nga passaat retourné waat pour jëlaat une autre date ñu ne la tey rendez-vous yi amut. mais je crois que ni defar passeport fii nii tey boo ñëwee en 48 heures wala 24 heures mën nañ laa defaral sa passeport pourquoi pas mënuñoo yokk fi nga xamee ni fa la Sénégal yi yëpp ñun looloo taxoon ñu ne tey ji bis bi ñu yàlla dimbale woon ba ñu duggoon assemblée nationale li ñuy njëkk proposition de loi bi ñuy njëkk a def mooy fu Sénégalais nekk ci àdduna bi. ñoom jaratul ñuy toog ci seen bureau yooyu nga xam ne dañuy nekk sol seen i costume takk seen i cravate ba pare di ñàkk kersa immigré yi di leen def yoo xam ni. di leen wan ne ñun ay intellectuel lañ yéen du ngeen ay intellectuel te ñooñu di leen fekk foofu am na ci ñoo xam ne sax immigré yi ñoo leen dàq jàng parce que immigré yi am na ci façon bu ne. y a des maîtrisards y a des ñoo xam ne am nañ seen i doctorat am nañ seen lépp. yàlla moo def ni seen destin nekk na Europe ñu dem foofu noonu di fa liggéey parce que daan seen doole parce que situation conditions yi metti na Sénégal moo taxoon opportunité yi ñu am. ñu daal di dem y a beaucoup d'enseignants yu fa nekk y a beaucoup de professeurs yoo xam ne dañoo gisuñ seen bopp ci réew mi wala li ñu leen di fay baaxul ñu dem foofu noonu gis fa ay boulot yoo xam ne permettre na leen ñu mën a survivre ñu daal di toog kon donc yow kooku ëppoo ko xam-xam parce que jàll na ay concours yoo xam ne wala mu jàll ay examen yoo xam ne yow mi nga xam ne yow yaa toog foofu jàll la majeure partie am na ñoo xam ne sax c'est du clientélisme politique dañ leen a jël nit mooy nekk un responsable politique daal di ñu gagné ay élection mu dem foofu di dem yóbbaale ay militants ñu nekk foofu noonu ci consulat yeeg affaire demee noonu donc je crois que ni
dañ ne fu ñu dem léegi liy yombal affaire yi mooy comme que foofu daayira yi ñoo fa ëpp doole ak association yi. léegi pourquoi pas ñoom ñuy def ay commission yoo xam ne dem di fekki immigré yi ci daayira yi ak association yi mais di leen defal ay passeport ak ay carte d'identité. parce que ñoom rek la ciy am yow di nga gis nit koo xam ne mën naa def 10 ans Europe du dem ci ambassade parce que amu fa soxla. ñoom li ñu gëm immigré yi mooy dem daan seen doole liggéey ñafe am dara yónnee ko seen njaboot ñoom loolu dong la ñu am xeexuñ xuloowuñ histoire uñ demoon ci ay ambassade kooku nag ku la may liberté boobu moom it nag li mu soxla ci yow war nga koo mën a delloo ba nga xam ni saa bu soxlaa ab passeport nga jox ko saa bu soxlaa carte d'identité nga jox ko boobu benn la seeni jafe-jafe boobu benn la ci jafe-jafe bitim réew Samba Tall mi ngi neex ba léegi mi ngi am xaalis wala non bitim réew moom boo bëggee dégg-dëgg moom neexatul quoi parce que je crois que ne avec la crise mondiale bi nga xam ne moom la nekk nii post Covid bi wax dëgg yàlla tous les compteurs dañoo retourner à zéro. nit ñi dañoo sonn ñi xaw a tane sax mooy ñi nga xam ne am nañ ay documents. dégg nañ est-ce que nekkul da ngeen di wax lii pour jeunes yi bañ a dem. non du loolu. mais ña fa nekk woo leen nga laaj ko man am naa ci ay jeunes yoo xam ne ñi ngi suñ mouvement bi temps yii passé lañ dem mais quand même ñi ngi nii bi ñu demee léegi ñu def fa 6 mois. jusqu'à présent lu ñu lijjanti sax pour liggéey mënuñ ko def parce que. léegi pays européens yi dafa am lu phénomène bu fa am boo xam ne moo tax bu nekkee amoo këyit mënoo faa def dara bu nekkee da ngaa nekk ci njaay ma tubaab yi jëndatuñ léegi sax da ngay dem ci ay buntu supermarché yow di jënd tubaab fekk la ci buntu bi naan la may ma 1 euro tubaab si boppam fekk la fa ne la ñaan 1 euro j'ai un ami boo xam ni ànd nañ un jour ànd supermarché maa ngi moom ñuy dugg nii ñu romb benn espagnol mu taxaw ci buntu supermarché bi ne ko may ma 1 euro dama ko bëgg a jënd boisson xam nga lu ma sama copain wax mu ne ma lii c'est un signal fort ma ne ko ndax lan mu ne ma comme ñii ñu fekk si ñoom ñoo dem ba di ñu ñaan xaalis ñoo dem ba sonn di ñu ñaan xaalis ñun amatuñ droit def fii mu ne ko bu la neexee mun ngaa dugg sax nga jëndal ma benn boisson nga jox ma ko ma naan biñ duggee mu jënd boisson bi génn jox ko mu dajji di naan di dem yoonam kon donc je crois que ni retour Afrique dafa jot parce que ñun suñu lii ñu am ak suñu possibilités yi ñu am suñu terres yi ñu am war nañoo mën a prôner pour un retour parce que aussi li ñuy wax naan tukki dellu da caa baax mënoo sa àdduna bi yëpp nga di ko def ci àll bi ñun loolu la ñuy prôner parce que dañoo xalaat ni tey jii nii jeune nga tukki en un moment après nga retourner ñoo jéem a investir jéem a xool loo def ñun loolu lañ xalaat mais immigration bu amul ab moom gis nga bis boo demee ba âgé ba am yenn âge yi nekk ci àll bi non seulement tubaab bi dañ lay jéppi doo leen amalati njariñ ba pare fii nii dootoo fa mën liggéey dootoo fa am dara ba pare fii boo ñibbisi aussi tu seras dépassé par les événements parce que tey jii jeune bu demee di jaay dajeeg mag mu jaay xam nga nan la ñuy tubaab yi seen conception moo graw quoi xam nga nan la ñuy wax dañ naan kii mais nan la foyee àddunaam ba am âge bi nekk fii di lijjanti 60 et quelque ans wala retraité ñëw fi di jaay xale bu ndaw ñu rombal ñu kii kat il a son avenir devant lui kon xaaral ma jox ko noonu la ñuy raisonner kon donc nag comme que ñoom tubaab yi am raisonnement yooyu asamaak ñun ñi nga xam ni aussi war nañoo xalaat ni tey jii retourner sa dëkk jéem a investir parce que am na fi ñoo xam ne mosuñoo génn ñi ngi fii ñi ngi ci seen situation dignement macha allah ñi ngi fi di gagner seen vie dignement te xamuñ man je connais des kii chef d'entreprise opérateur économique yoo xam ne suñ ay xarit lañ am naa ci benn xarit boo xam ne tey jii moom il peut concurrencer les ñi nga xam ne ñoo nekk opérateur économique européen il a des sociétés ici te nee na passeport sax mosu koo am te il a plus de 5 sociétés yoo xam ne mi ngi fi te nee na ma ren ji mi ngi dox soxlawul sax passeport bay génn soxlawul sax passeport parce que mi ngi fi yor ay sociétés yoo xam ne yor ay machines yoo xam ne machine u liggéeykaay yoo xam ne leer na ma ne bu ci nekk ça a une valeur de 80 millions CFA kon donc je crois que ni ay exemple yooyu war nañ koo mën a joxe ba nga xam ni jeunes yi aussi ñu jéem a xam ne réew mi mën nga fee toog tekki fi réew mi mën nga fee toog di fi daan sa doole ba pare di fi est-ce que tamit tukki ak tekki benn la est-ce que ku tukki forcément da nga war a tekki mais foofu laa waxee nag ñoom nag xale yi kii bi ñuy am esprit bi nga xam ne moom la ñuy dawalee pour ñoom gis nañ ni pratiquement li tax ñuy sonn pratiquement gis nañ ni am na ay jeunes yoo xam ni da ngay dem yàlla ubbil la fa tuuti buntu wërsëg rek nga dafa benn 2 ans 3 ans dal ci benn affaire ñëw tabax seen kër yore sa oto di dawal boo ñëwee jël say yére sol ñu ne voilà l'Europe c'est l'Eldorado te xamuñ ni loolu dafa doon des cas exceptionnels du ñëpp la am na ñoo xam ne instant bi dem na ñëw na tabax na këram mi ngi daw oto bu tooy te man tamit damay dem affaire demee noonu te xam ni affaire bi ne du loolu mais moo tax it ñu nit suñ sensibilisation yi ñuy def dañ ciy sensibiliser waale parents yi parce que ñoom tamit dañ cee
am un rôle primordial bu ñu ci jouer parce que aussi li ma lay wax rek da ngay gis yéen ñaar nit ngeen di ànd. tey benn xale yàlla xirital ko ci ne xaaral naa dugg ci gaal yi mu yoxasu dugg Maroc. njaaba njale gis ñuy teg benn gaal mu daal na ci daga daal di dugg Europe dugg dal ci benn affaire situation yi naa mu changé kër géeg yooyu affaire yi demee noonu. yow sa yaay mère ba mu doon àndal ñu toog ba si ak mu gis affaire yooyu si jalousie sénégalaise dafa am quoi. mu ne doom ji yow sa xarit bi nga xam ne yéen a doon toog fii di naanandoo ataaya mi ngi nii xoolal ni mu defal këram ji yóbbu na yaayam màkka xam nga ndeyit loolu rek lay namoo ci ndoomam sama doom yóbbu na ma màkka sama doom jëndal na ma or wala sama joor mën naa ko moom de mi ngi nii gis nga nam def ndayam ja def na ko yow tamit su nekkee da ngaa nekk gor tuuti foog nga mais foog da ngay fipp quoi dem jaayante nga dem dee ci àll bi ñu ne moom doomam dee ñu toog di jooyoo ko dëjël ak affaire te fekk na yooyu ce sont les phénomènes sociaux yi nga xam ne moom la ñuy inculquer aux jeunes moom mooy tax situation yi di am donc nag gis nga dañoo war a gëm yàlla xam ne gis nga yàlla ku mu tudd sa tekki ci dëkk bi di nga tekki ku mu tudd sa tekki ni da ngay dem Europe di nga dem Europe donc nag moo tax it mën nga toog fii tekki fii mën nga dem Europe doo fa jëlee dara loolu mën na nekk doo ko am na fa des gens yoo xam ne ña nga fa mais passe bu leen andi amuñ ko liggéeyuñ góor yu njotuñ am na ñoo xam ne ña nga fa di fanaan ci ay mbedd ña nga fa nekk ay clochard di fanaan ci mbedd yi parce que donc moo tax nag nit ñi nañ war a xam ni Europe c'est pas l'Eldorado le mythe de l'Europe moom la gars yi war a dindi man li ma wax gars yi dama ne mais yéen a koy def dem taxaw Espagne photo wu fu rafet ba taxaw Paris photo wu fu rafet wane mbedd yi et tout xale yi ne fii moom tout est rose fa laay dem non xam nga gis nga mbiru doomu aadama dafa am ñoo xam ne yàlla moo leen moo ñaalee loolu parce que aussi nit mën na nekk Europe it amoon benn complexe d'infériorité boo xam ne man comme que dugg naa xam nga dafa am ay phénomènes comme que dugg naa tey kii bi ma amoon yëpp pauvreté bi ma amoon wala jeune bi ma amoon yëpp dama koy bëgg a extérioriser que ni wane ne man léegi daal maa ngi ci ay situation yu rafet ak yooyu quoi léegi te it aussi bon d'une part am na ci ñoo xam ne duñ ko def parce que des responsables am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla man de sama cas personnel rus naa dem taxaw ay Tour Eiffel mbaa may dem di taxaw fenn di photo di yónnee ay nit naan leen man de maa ngi nii affaire demee noonu xanaa bu ma defee xëy na des photos yoo xam ne day immortaliser fi ma demoon pour xool immigré yi yan problème lañ am ak yooyu affaire demee parce que it Baye Niass da daan wax naan fu ngeen dem ci àdduna bi dee leen portele wu parce que xam nga lu tax tuuma dafa gaaw parce que ëllëg moo tax parce que gis nga boo gisee suñu maire yi ak suñu paa yi buñ demaan màkka doo gis maire bu dem màkka rek dina taxaw ci wetu kaaba gi photo wu ak kolam daal di taxaw ci ginnaaw day prouver nit ñi ne leen man dem naa màkka yow tey ji mën naa ñëw ne la damaa dem màkka nga ne ma demoo tey ma expliquer ba sonn demoo mais bu nekkee preuve dafa baax ci loo gis lu ci bari ma génne photo bi ne la man kat demoon naa màkka ba ma demee màkkaa ngi woon nii mu xam ne yow mii tey jii nii dindi nga tuuma boo xam ne avec des preuves palpables ñu ci bëri loolu lañ koy defee am na ci ñoo xam ne nag dañuy jàpp ni ñii dañuy gondi wala ñii dañoo kii mais daal je crois que ni lii mën a dindi lii aussi il faut que ñu duut baaraam ci les autorités étatiques parce que xam nga lu tax l'obtention d'un visa mais waratuta nekk lu difficile ba nga xam ne tànc ko ba nga xam ne ay nit di fay ay 4 millions kii di fay ay 5 millions ci loo xam ne tey jii man bu ma gisee nit ñi di ko def dama leen di reetaan parce que xam nga lu tax dama leen di reetaan 4 millions pour am visa te mu leen na yow 4 millions yooyu tey mën nga cee créer une petite société boo xam ne man je vois des jeunes yoo xam ne ñi ngi nekk fii yore seen mbuus yi di jaay ay ndaama raas di jaay ay tàndarma ak yooyu gàddu seen mbuus yooyu jeunes yooyu tey ji koo ci financé woon 1 million CFA balaa 1 an mën na laa liggéeyal 5 millions wala 6 millions parce que dañoo am jom ay bool la ñuy jugee njaareem ñi ngi jugee ci zone Réfane beeg Bambey ak affaire yi demee noonu mais booy ils en sortent dañuy ñafe bu tabaski jotee dinañ jënd seen xarum tabaski seen soxna yañ fa bàyyi lijjanti seen kër yi daal di dem mais c'est-à-dire xam nga rek c'est-à-dire ku amul doole amoo fond mais ñooñu tey jii nii état bi mënoon na ni xam nga le secteur informel presque ça tourne autour de 70%. ñu formaliser leen jàppale leen tey microcrédit yi nga xam ne ñoo fi nekk tey pourtant état génne na ay xaalis séddale ndaw yi pour ñu def entrepreneuriat. demal seen bopp teg seen entreprise mais yan ndaw lañ ko jox. ndawu réew mi. ndawu réew mi ñëw ñan lay doon xanaa ñii bokkuñ ci ndaw réew ñi ngay romb ci yaa ngi nii ba ngay ñëw romboo ay xale ñu taxaw ci feuille yi ñii gàddu seen i tàndarma ñii gàddu seen i kii mais bu ñuy jox xam nga li ma lay wax rek gis nga Sénégal xam nga ban problème moo fi am le clientélisme politique tey ji lu fi génn ci xaalis tant que bokkoo ci parti politique wala mbokk ci mouvement wala sa mbokk bokk ci mouvement mënoo cee jot te yooyu nag moo fi war a jugee ñuy Sénégalais yi nekk à égale dignité mu doon Sénégal amul ay Sénégalais bi nga xam ne moo bokk Benno Bokk Yaakaar ak Sénégalais bi nga xam ne moo bokk ci beneen parti dañoo war a yemale Sénégal yëpp bu ñuy leen di financer ñu financer leen léegi li ma doon wax ci mbiru passeport bi dama ciy visa yi dama ciy retourner tuuti quoi dama ne kuy fay daal 4 millions pour am visa reetaan lay
la lay def. mais daf may def reetaan nga xam ne yàgg nga Europe. waaw parce que xam nga lu tax. dama xam ne 4 millions yooyu mën nga faa def 10 ans doo ko liggéey. mën nga dem Europe def fa 10 ans. doo dajale 4 millions yooyu doo ko dajale. am na ñoo xam ne ñi nga xam ni dañoo bokk ci ay famille yoo xam ne tey jii nii suppose xam nga charge doomu aadama moo bokkul. tey jii yow ngay génn dem Europe. bàyyi sa yaay amul situation sa baay amul situation nga bàyyi ay sœur bàyyi ay frère bàyyi ay jarbaat bàyyi lépp bu fin du mois jotee nga bëgg a yónnee dépense bëgg a yónnee am njàng bëgg a yónnee papa bëgg a yónnee yaay fay location bëgg a ñëw ak say frais Europe am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne tey même boo doon fay ko 1500 euros di 1 million CFA par weer tey jii mënoo denc 200 000 CFA mais ku mënta denc 200 000 CFA kañ la mën a dajale 4 millions par mois ak imprévu yi di am yooyu yëpp te liggéey bi des fois mën nga liggéey des fois liggéey parfois doo liggéey donc je crois que ne moo tax li ma lay wax dama ne la tey ji buñ changé woon méthode yi nga xam ne moom la ñuy octroyer des visas tey ji mën nañ ne yow jeune nga tu es un journaliste nga wala nga nekk un tailleur wala nga nekk un mécanicien nga dem ci ambassade ne leen man kat dama bëgg a xooli Europe bàyyi fi sa benn caution 200 000 nga bàyyi ko fa nga fay sa benn 30 000 comme ni ko tubaab bi defee 50 euros ñu jox la sa visa nga dem boo demee xool bu la intéressé neex na la mën nga sax ne kii mais bu la intéressé wul mi dëlóor nga ñibbisi waat dem toog sa atelier xam ne dara newu fi nga toogaat sa atelier mais tant que ñi ngi bunkériser les frontières di tëj affaires yi di renforcer nit ñi gën di dem te ñoom duñ ci mën a dara rabatteurs yi gën fee nekk ñi nga xam ne ñooy lijjanti affaire visa di ci am xaalis avec la complicité des agents yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir ambassade yi naan tey ji man kii bi sama consul bi sama xarit la wala ambassadeur bi sama xarit mais te sax man j'ai vu des exemples yu gën a garaaw yoo xam ne sax ñoom tubaab yi nga xam ne sax xamuñ guerre sax gars yi ñoom ñoo leen di obligé ci ay guerre ndax un ambassadeur dafay ñëw nekk représentant boo xam ni mi ngi jugee yeneen dëkk mais ni ñuy def mooy da ngay ñëw nekk fi seen liggéey xam nga tubaab yi ñoom seen salaire rek lañ xam lijjantiwuñ affaire demee noonu nga manigancé njaaba njale ba dugal ko ci ay affaire ne ko yow xanaa xamoo ni visa yi dafa dox tey jii ni visa boo ma octroyé mën na laa jox 1 million mais boo sa octroyé am nga 1 million waaw moom mu xalaat ni mais sama salaire kay bu nekkee 1500 la ñu mën maa jox benn visa bu nekk 1500 mais dama ciy dugg mais cas yu bëri léegi dina la commencé di accordé ay visa yoo xam ne day am koo xam ne benn intermédiaire boo xam moo nekk ci diggante bi bu demee dagale 10 personnes 10 personnes par 1500 1 million CFA ñaata la kooku dina defar boppam nga dugal ko ci affaire boo xam ne suñu njuuj njaaj yi ñu nekkee nii nga dugal ko ci ba nga xam ne ëllëg si biir affaire yi noonu lay demee mais buñ ko jaarale woon yoon dëgg mais ñi war a am visa dañuy am ñi war a am duñu am mais da ngay gis ñii dañuy am ñii duñ am ñii ñu te tamit kenn dootul dee ci géej gi wala di ray sa bopp pour dem Europe kenn dootul fi ci mais lan moo waral Serigne Samba Tall nga ànd ak Serigne Mboup maintenant le maire de Kaolack waaw loolu moom c'est-à-dire ñun bi ñu waxee ni le mouvement Sen Diaspora Sen bi élection législative di ñëw dañ ne woon comme que ñun dañuy intervenir au niveau de Kaolack di intervenir un peu partout mais suñu cosaan Kaolack la ñu ne élection yi duñu seetaan dañuy jéem a bokk ci élection locale yi au niveau de Kaolack parce que dañoo xoolal ni Kaolack depuis les indépendances nous sommes dirigés par des politiques te ñu gis ni dëkk bi amul avancement amul dara ñu xalaat ñu ne lenn moo fi am comme que élection yi ñëw na ñu xool candidat yi fa nekk yëpp ñun le mouvement Sen Diaspora Sen analyser leen ñii pratiquement ñëpp nekk ay politique ñun ñu ne oui Serigne Mboup de c'est une personne issue du secteur privé te yaakaar naa ne comme que il a réussi dans les affaires pourquoi pas ñun ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy dem ànd ak moom pour ñu révolutionner la ville de Kaolack ñun esprit boobu lañ amoon ba ànd ak président Serigne Mboup ba mu am ci ndam ñu bokk ci cellule de communication nationale bi nga xam ne moom lañ ki yoon quoi parce que dañ ne woon ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo révolutionné la ville de Kaolack parce que ñun la ville de Kaolack était réputée que ni chaque fois la mouvance présidentielle ñoo koy gagné Kaolack waa gëmul dara xaalis la gëm boo leen joxee xaalis dañ lay votel Kaolack waaye nag élection locale yi passé ñoom ñu ñëw xamal gars yi de leen ñun génération ba fi nekkoon la fi xewoon ci temps Ablaye Diack loolu jóge na fi ndax léegi xam nga nan la ñuy def dañuy xalaat xool ki nga xam ne tey nekkatuñu ci politique gu jël di def ci ay poos mais dañoo nekk ci politique gu développement tali yi baaxul na leen ko defar marché bi am na problème na leen ko defar mais quant à toog ci maire buy toog ci biir maire bi nit ñi di jugee Ndorong ñi di jugee Sam ñi di jugee Mérina muy xëy di joxe ay dépenses ñun doxuñ ci loolu li ñu bëgg mooy un maire boo xam ne day liggéey pour day defar dëkk bi ñun loolu lañ soxla àndewuñoo ak moom ngir alal àndewuñoo ak moom dara dañoo ànd ak moom ngir ñu defal dëkk bi te je crois que ni 3 mois yi mu jot a Kaolack am na xaalis de est-ce que du loolu tax ngeen ànd ak moom
non du loolu sax parce que Serigne Mboup campagne na ba campagne bi jeex Kaolack waa kenn amul benn Kaolack waa bu mën a taxaw ñëw na la jox nañ ma 100 francs. joxewuñu leen dara. deful sax achat de conscience. lan population yi sax ñoo doon daw li ñëw na ñun xoolal lii ngay def ni dañoo neex parce que yow comme que da nga ñëw nekk fi chambre commerce Kaolack bi. budget bi nekkoon 100 millions nga dem yóbbu ko 500 millions suñu doom yi nga xam ne dañoo amoon problème fu ñu foowee amuñ fu ñu mën a dem cœur de ville ba nga fi installé mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla ay manège am fa namatuñ Magic Land namatuñ dara ndax président Serigne Mboup moo taxoon gars yi ñu ne koo xam ne ci yëfi boppam alalu boppam moom la ñëw di liggéey kon yaakaar naa kooku ku ko jox ab mairie ku suur moo neex a bokkal moo tax nag buñ ko jox alalu mairie du këpp suñ kees parce que it aussi li ma lay wax rek ba ñu ñëwee ci mairie bi mu demee def état des lieux bi dem ñëw xool la situation de la mairie mais dañoo xool ne il y avait beaucoup de salaires fictifs yoo xam ne ña nga fa ay nit ñoo xam ne depuis 2014 xaw ma 2013 ñi ngi nekk des fonctionnaires de la mairie de am fa seeni CD yi nekk fii Dakar di liggéey ci ay société te bu fin du mois jotee ñu dem fayee ko ju mairie Kaolack. Ah bon loolu ku ko def Mariama Sarr. non fa lañ ko fekk. fa ngeen ko fekk. loo xam ne la pratiquement maire yi fi jaar yëpp avant Serigne Mboup. maanaam ñoo xam ñu ngi leen di fay salaire. salaire ba pare liggéeyuñu ca maire kenn mosu leen a gis ca mairie ba. mais bi mu ñëwee def état des lieux dem vérifier ñëw direction bu nekk mu dem xool fa ci biir mairie bi mu répertorier affaire yi mu dem ci kii ñu ko wax fii agent municipaux yi dem xool agent voyer ak ay affaire demee noonu ñu dem xool ñu ne leen bu fin du mois jotee ñii nii nga xam ni kenn gisu leen xamuñ fi ñu nekk bu leen kenn fay ay employé fantôme yii nii bu leen kenn fay mais yow Sénégal dafa ñeme yàlla bi loolu amee moo tax ma ne la Sénégalais dafa ñeme yàlla quoi bi loolu amee xam nga nuñ def wàcc sur le terrain ci suuf naan dañuy def mouvement de grève léegi dans notre communication ak le maire dafa ñëw ne yéen Kaolack quoi yéen lay waxal yéen est-ce que accepté ngeen ci seen alal ni nga xam ne ñoom lañ koy dagg seen juuti di leen ko jox di ngeen nangu ay nit ñoo xam ne dañoo tëdd seen kër yi kenn xamu leen ñu ñëw di fayeeku pour quelle raison loolu ci xaalisu Kaolack ñu ne ko non duñ ko nangu ñooñu te waxu leen sax da leen di dàq xam nga la leen wax léegi comme que yéen am ngeen fi ay CDI te man fii laa leen fekk situation bi demee ñëw leen ñu redéployer leen jox leen ay liggéey ngeen di liggéey parce que mënu leen a waaw ngeen di xëy mënu leen a waaw di xëy di gontu mënu leen a nekk fii di fayee ko ba pare duñ leen kii gars ñu bëri dañoo bañ mais bañ ba ci biir xam ne lii moo raisonnable lii moo jaar yoon mais dañoo accepté ci volonté boobu ñëw ñu redéployer leen ñu ñëw di liggéey ñëpp mu ànd fa système de pointage boo xam ne léegi nii tey jii mairie bi ku fa ñëw te boo demee instant bi mairie Kaolack boo gisee building bi nga xam ne depuis les indépendances lañ ko fa defal ñi ngi koy réfectionné waat defar ko ba mu normal marché Kaolack bii nga xam ne moom laa lay wax instant bii may wax ak yow nii même pas plus tard que hier rek pelle mécanique bi mi ngi wër ci artère u Kaolack gi foo xam ne fii nii canal am na fa rek ñi ngi koy jéem a sàkkar ñi pour di préparer hivernage bi parce que benn pluie yi moo ñu jotoon dab boo xam ni Kaolack xaw naa am ay inondation yu fa amoon ñi ngi góorgóorlu parce que ça naam sax ma xamal Kaolack waaye que ni ay inondation ak ay catastrophes naturelles c'est pas du domaine de la mairie loolu domaine u état la mais maire it aussi nekk na koo xam ne am na ci lu mu mën a def loo xam ne dana ci jàpp mais mbalit mi moo tax ma ne la mbalit mi bi ñu ñëwee lim njëkk a def mooy dafa signé benn convention ak waa UCG Kaolack fi ñu toll nii mënatoo faa dem ci koñ boo xam ne di nga fa fekk ay mbalit marché Kaolack bi nga xam ne depuis 20 ans ngi nii kenn mësu koo nettoyé 3500 tonnes de mbalit moom lañ fa génnee ci bi ñuy def nettoyage yu marché bi. ña nga xam ne ñoo yàgg ca marché ba xam nga lan lañ doon wax ñoom yéex nañoo jot ci président Serigne bi parce que wax dëgg yàlla bi mu ñëwee ba léegi marché bi bale nañ ko mi ngi déglu commerçant yi mi ngi déglu ñëpp daal garage yi mi ngi leen di déglu. wax dëgg yàlla li nga xam ne daal moom daal 3 mois yi nga xam ne jot na fee def daal mi ngi def ay effort mi ngi def ay mi ngi marqué empreinte naam nag neewuñ lépp dox na ndax en 3 mois mënoo fee nekk un messie maa nga nekk un dieu boo xam ne ñëw ne damay révolutionner Kaolack mais je crois que ni lancé bi nga xam ne moom ci la nekk tey jii bu ko gars yi bàyyee politiquement ñu bañ cee rax ay mbiru politique ak di ko def ay croc en jambe di ko jéem a saqatal ak yooyu affaire bàyyee ko Kaolack rek je crois que ni Kaolack waay d'ici 2 ans dootuñu am soxla Dakar d'ici 2 ans dootuñu am soxla Europe sax ba naan dañ fay dem te je crois que ni moom gestion dafa leer ba nga xam ni à chaque fois lu mu def dañ koy vulgariser ñëw andi ko mun a kat man maa ngi ci lii pas plus tard que démb rek ki nga xam ne moo maire bi nga xam ne moom moo yore assainissement bi ak nettoiement Kaolack bi maa ngi koy saluer de passage mooy madame le maire Ndeye Madjiguène Diouf wax dëgg yàlla dem nañ ci côté kawoon bi foofu nga xam ne dafa amoon ay situation ñu débarrasser affaire yooyu yóbbu poêle mécanique yi ba pare fi nga xam ne dafa lëndëmoon insécurité am fa
boo fas yéene nañ faa def ay lampes nii dans la semaine ba nga xam ne pour nga jugee biir ville dem fële ne kawoon ak plage bi nga xam ne naaj bi dafa commencé di tàng nit ñi bëgg a commencé di dem plage ñi ngi commencé di ko ràccaat ba mu gën a normal ku nekk boo amee sa loo war a def nga dem def ko nit ñi dem foofu noonu di féexlu. ba pare mu am sécurité boo xam ni Kaolack dina ci gis boppam. voilà élection législative yi ñuy waajal 31 juillet Serigne Mboup yow tamit nga nekkoon candidat pour député diaspora ñu gis nañu rejeté seen liste lan nga si mën a wax ci élection yi ñu jëm. waaw li ma ci mën a wax mooy wax dëgg yàlla ñun li ñu waroon a def nañ ko. parce que man j'étais parti en Europe. bi ma demee quand même ak Europe li muy métti yëpp Europe du Sud. fexe nañ ba jëlee fa 450 parrains yoo xam ne bi ñuy ñëw àndaale war nañ ko te bon pratiquement immigré yi. La majeure partie ñii amuñ carte d'identité ñii amuñ carte électeur boo leen waxee ñu ne la man gisuma sama carte d'identité gisuma sama carte électeur wala carte personne non inscrite sur les listes électorales laa am ci sama carte d'identité beeg yooyu yëpp quoi ak mbir yooyu yëpp ñu def ko bi ñu ko defee. bon ñu présenté suñu liste bu normal. biñ ko présenté à première vue ñu xamal ñu nañu carrément vous avez am nañ ay 26 000 et quelques parrains yoo xam ne wax dëgg yàlla. parrains yooyu baax na. yeneen yi ci des ay 26 000 et quelques yoo xam ni dañ nañu woon yoo xam ne doublon la am na yoo xam ne dañ ne pour autre motif la lañ ko rejeté. mais autre motif yooyu bi ñu demee gis suñu informaticiens yi nga xam ne ñoom ñooy àndandoo ak ñoom di liggéey mais c'était des erreurs matérielles. te code électoral bi li mu ñu wax dafa leer daf nañu ay erreurs matérielles dans une élection dafa doon loo xam ne da nga war a dem rectifier ji. ñun ñu dem rectifier bi ñu rectifier fexe nañ ba lijjanti waa 12 000 et quelques parrains yoo xam ne bu ñu ko complété woon suñu parrainage bi mun na jàll. bi ñu demee ba yóbbu ko DGE mais ñoom dañoo refuser ni duñ ko jël te ñun nous étions dans les délais. je crois que ne ñun moom pour notre cas personnel. ñun on a été ñun dañoo sacrifier. dañoo sacrifier. waaw je m'explique parce que xam nga lu tax. parce que Serigne Mboup ak dimension internationale bi mu am ak élection locale yi nga xam ne moo jàll au niveau de Kaolack nga xam ne dañ koo gagné à 65%. je crois que ne am na ci ay listes yoo xam ne jàll nañ yoo xam ne tey jii wax dëgg yàlla ku nekk analyste politique mbaa nga nit koo xam ne yow yaa ngi xool di nga xam ne ça c'est pas une élection législative mais je vois que c'est une sélection législative. parce que anomalie yi am ci élection yi bari goo xam ne tey jii man su ma nekkoon sax le président de la république damay doon koo xam ne damay annuler ces élections là ñu jéem a revoiraat copie bi jéem a xool. comment ça fixé nañ ko même. waaw mais fixé nañ ko mais tey Benno bi am na. dama ne la tey jii moom gis nga élection yi bu jàllee mooy élection yu gën a nul ci histoire du Sénégal kooku moom man maa la koy avouer que ni. ce sera assemblée nationale bi gën a xuusmaa ñàpp ak assemblée nationale bi non du rejeté liste parce que xam nga lu tax tey bu nekkoon ñun doo nga am problème mais ñëpp am problème 15 listes yi dem ci ay élections ñëpp am problème ñii dañoo am ay problème de parrain yu ëpp ñii dañoo manqué ay parrain ñii problème de parité ñii ñetti góor lañ jiital ñii ñaari jigéen lañ jiite ak cacophonie boo xam ne yow joddil kii xëccal kii mais je crois que ni tey ji élégance politique waroon naa may gars yi ñu leeral nañ mbir mi parce que it aussi des élections yoo xam ne dañ naan ñu ne dem leen ngeen defaraat seen liste ngeen ñëwaat. waaw mais wala sax à ce que tey jii nii cour de justice de la CEDEAO mais daa daan Sénégal ci parrainage daf ne Sénégal parrainage dindil leen ko ci ay élections parce que du lu baax parce que day contraindre doomu aadama tey jii nit ku nekk tey war ngaa mën a dagaan baanu askan bi boo amee un casier judiciaire bu vierge. mu leer na nga am sa extrait de naissance am sa fonction war ngaa mën a dem tey ne déposer man damaa bëgg a doon député pour mën a dem pencum ndaw réew mi pour xeexal ña ma nekkal. wala nga kii. mais je crois que ni tey jii nii ku xool la situation politique du Sénégal di nga xam ni lii ça n'honore pas le Sénégal c'est une démocratie qui est partie en recul dafa ndërmeelu parce que aussi ay liste yoo xam ne ñu ne liste bi titulaires yi dañuy dem suppléants yi dañuy toog liste bee dañ koy invalider liste bi am na problème kii am na problème mais je crois que ni tey jii nii même budul sax buñ conformé wul à la loi sax buñ deful dara dafa am gis nga éthique dafa am morale dafa am loo xam ni waroon nañoo mën a bu ñu ci histoire u Sénégal ñu ne ba ñuy jongante kat ñëpp àndandoo nañ dem ñu mettre leen au même pied ñu xool ba nga xam ne ay élection mais ñoom waruñu fee mën a def gis nga les hommes partent les institutions demeurent parce que it aussi waruñu fee mën a def lu yées lu fi Ablaye Wade defutoon lu fi Senghor defutoon lu fi Abdou Diouf def je crois que ni jeu démocratique bi moo nekkoon lan mooy tey élection législative yi passé y avait 47 listes te nit ñi demoon nañ bii 15 listes la mais pourquoi pas ñu ne les 15 listes dem leen ngeen jongante ku dëkk bi jox say député nga xam ne ñii ñoo la war a représenter dignement mais je crois que ni wax dëgg yàlla am na ci ay nit yoo xam man
faraluma ma Samba faraluma ma Demba parce que aussi damay j'analyse les choses en termes objectifs et réalistes. kon yéen àndoo leen ak nguur gi parce que Serigne Mboup dañ koy boole ci waa nguur gi de. non ba naan la nguur gi Serigne Mboup da nga koo gis mu am benn liste mu am carte de membre benn parti. bu bokk ci mouvement présidentiel bi amu ko bokkul APR. amul carte de membre kii c'est un mouvement citoyen boo xam ne ànd nawle ànd liggéey boo xam ne dañ koo tegoon pour mën a dem aux élections locales ñu dem élections locales yi gagné ñu ne kat ñun wax dëgg yàlla comme que locales yi gagné nañ dem pencum ndaw réew moom nga xam ne liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Sénégal mu gën a vulgariser mu mën a dem te affaire bi yemutoon aussi ci kaw la kese de parce que parrainage au niveau de Touba rek ñi nga xam ne ñoo fa àndoon ak président Serigne Mboup kenn xamu nu mu toll Louga la même chose Saint-Louis nous amoon nañ ay représentants un peu partout fépp lañ amoon représentant mais je pense que ni problème mu parrainage ñun tey bu nekkoon woon amuñ blocage boobu noonu tey jii ñun rek suñu cas en Europe du Sud moom ànd nawle day gagner des élections parce que ñun avant nit ñi di jugoon nañ nous avons des représentants un peu partout kon donc je crois que ni leen rejeté lii métti na leen. non métti nañu trop surtout man mi nga xam ni temps biñ ci jël dem Europe def parrainage yi et puis gars yi amoon yaakaar ci yow xamoon ni wax dëgg yàlla la coalition ànd nawle ànd liggéey parce que ñun dañ ne problème mu immigré rek moo ko mën a lijjanti moo tax immigré yi daal di jëloon seen i baat jox ma ko xalaat ni tey jii bu ma demee assemblée nationale seen jooy yi nga xam ne moom lañ doon jooy dana nekk loo xam ne ay danañ ko dépasser quoi parce que xam nañ ni ñun dans le cadre de notre mouvement lii ñu liggéey tey jii bis bu ñu demoon ba yegg assemblée nationale ñoom danañ gën a gis ñun sans moyen la ñuy liggéey di leen jàppale kon bu ñu demoon assemblée nationale ñun li nga xam ne moom la ñuy liggéeyal immigré yi dana gën a fës. juste une minute temps bi jeex na naka gisee geste bi nga xam ne Idrissa Gana Gueye def na ko mu jur tolle bu rëy ñu war ko sax sargal ci match Sénégal Bénin maanaam mu bañoon a sol maillot boo xam dañ si def drapeau góor jigéen ñi ban jàngat nga ci am juste 2 minutes ñu tàggatoo. waaw jàngat bi may am ci loolu mooy vraiment Idrissa Gana Gueye dafa nekk koo xam ne dafa représenter drapeau Sénégal. ba pare représenter drapeau l'islam. c'est un geste très fort. nekk nit koo xam ne da nga tey jii bu doon alal la ko jiital pourtant du moom kese moom moo nekk sénégalais nekk musulman. boo xam ne moo nekk en Europe wala moo nekk en France. pourtant am na yeneen joueurs yoo xam ne dañ ko porté. mais moom dafa wane ni ngëm-ngëmam. ak pas-pasam. moom moo ko gënal téeméeri junni yoon ay match de football wala ay kii parce que l'islam moo njëkk ci xolam mooy mujj ci moom kon donc looloo tax geste boobu mu def man maa ngi ñaan tous les sénégalais yi nga xam ni ñoom ñoo nar a dem ci match Sénégal bi tey jii nii Idrissa Gana Gueye comme ni ko gars yi waxee woon rek moom mi ngi sol numéro 5 buñ dawalee 5e minute de jeu. na public bi yëpp jug ñëpp jug ku toog sa kër ku nekk fenn statut yi Instagram yi ak fépp. ñu honoré Idrissa Gana Gueye won le monde entier que ni ñun ay jullit lañ l'islam lañ gëm l'islam moom mooy suñu diine te it aussi non à l'homosexualité non au LGBT ñu remercier Idrissa Gana Gueye daal di koy taxawal jëmmal ko won ko ne ko ñi nga xam ne ñoon nga doon xeexal mooy l'islam l'islam dana la delloo njukkal sénégalais yi delloowaat ko njukkal won ko ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ne d'accord ne nañ criminaliser góor jigéen ñun ñi nga xam ne dañoo xalaat ni suñu doom yi ëllëg ñaanu yàlla romb leen ci mbedd yi ñaari góor taxaw di fóonante ñaari jigéen taxaw di fóonante je crois que ni geste boobu mu def defalu ko boppam mais Sénégal la ko defal le monde musulman la ko defal te ñi ngi ko ciy remercier di ko sant ci courage boobu mu am ak détermination boobu nga am ba nga xam ne kon ñi ngi wax ñëpp ne leen tey Idrissa Gana Gueye tey à la 5e minute de jeu comme numéro 5 lay sol na ko Sénégal gi yëpp sargal ndax geste bu noble bi nga xam moom la def. quelques secondes Macky Sall président Macky Sall nga gis ni ko Poutine dalalee ñuy wane ni maanaam yow ban jàng nga ci am parce que souvent dafay ñëwaat ci sénégalais yi nekk ci diaspora bi nga xamante ni mi ngi doon def médiation par rapport ak produit yu bari yoo xamante ni Afrique mi ngi ci bëgg a jot mënu ci jot par rapport ak guerre bi am foofu ca Ukraine ban jàngat nga am ci déplacement bu président bu Union africaine def ca fële ca Russie plutôt ak président Poutine. waaw man jàngat bi ma ci am rek mooy bon wax dëgg yàlla comme en tant que président bi nga xam ne moom moo ngëng kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo yore Afrique. am na droit dem. mais je crois que ni tey jii nii boo demee ba xalaatal Union africaine. ay solution waroon nga faa def ay esquisse boo xam ne tey jii li nga xam ne moom la fa demoon wuti warta gën a ëpp li nga xam ne moom la Ukraine di nga xam ne moom la ñuy jonkonteel. tey jii dans son discours waroon naa mën a plaider la cause de l'Ukraine mais bul dem rek dem lijjanti loo xam ne ci mbiru lekk mbiru naan affaire demee noonu te au moment yooyu ngay laaj loolu am na ci ñoo xam ne ña ngay souffrir. mën ngaa laaj loolu mais aussi nga intervenir pour un cessez-le-feu
loolu waroon naa mën a nekk. d'accord waroon na ci wax. parce que loolu it aussi en tant que ni nga ko waxtee pays bi nga xam ni moom tey jii moo yore baatu Afrique. Union africaine waroon naa mën a xalaatal ni Ukraine aussi. war nañoo mën a xool nan la ñuy def ba ay solution de paix durable mën faa am. voilà Serigne Samba Tall waxtu bi dab nañu ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waaw li ñuy tàggatoo mooy di leen remercier ci opportunité yi ngeen ñuy may à chaque fois ñuy ñëw fii di débattre. ci li nga xam ne moo soxal réew mi. di leen xamal ni rek wax dëgg yàlla la situation bi nga xam ne moo fi nekk ni neexul kenn mais nous n'allons pas faire politique gu chaise vide duñ ko def. au niveau de ces élections législatives yi di ñëw. nous allons jouer notre partition bu lu weesoo ba pare nous allons nous organiser toog xool xalaat nan la ñuy def mais daal en tout cas suñu partition danañ ko jouer pleinement ci élection yi. naam nag sama kàddu man xam naa sama position bu ma war a def mais damaa bokk ci ay organes bokk ci ay structures yoo xam ne dañoo am ay foo xam ne jumtuwaay yoo xam ne moom la ñuy nattee. léegi nag dinañ dem ci jumtukaay yooyu nga xam ne moom la ñuy nattee waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la ñu waroon a waxtaanal lu nga xam ne décidé nañ ko ni moom la ñu war a def ci suñu survie politique. ci suñu survie ci àdduna bi yaakaar naa ni danañ ci wax di sant ñëpp leen gërëm di remercier ñi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement Sen Diaspora Sen yëpp. ak di ñi nga xam ne ñoo doon déglu yëpp di leen remercier di leen xamal ni ne seen doomu ndey Serigne Samba Tall le serviteur du peuple le député de la diaspora parce que it aussi titre boobu du ma ko dindi parce que dama jàpp ni le député de la diaspora c'est Boubacar Seye dinaa jàpp ni man député de la diaspora la parce que man ni ma waroon a taxawaay assemblée nationale te dew ma fa noonu laay taxawaalaatee peuple bi pour wane ni man du ay assemblée moo ñu ñor mais xam nga lan moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor te loo xam ne nag dañ ko war a waxtaanee dinañ ci dem ba nga xam ne fuñ ñu woo daal dinañ dem wujji ci lu soxal Sénégal. jërëjëf Serigne Samba Tall nekk président bu mouvement Sen Diaspora Sen ñu koy remercier bu baax a baax di leen remercier yéen tamit suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi ba samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème beneen invité ak Ndeye Comba Moreau.